jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ni ñu leen daan nuyoo ci si émission yu demee nii di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñaan yàlla mi borom jàmm dolli ñu sutura dolli ci réew mi xéewal mbokk yi fii ñu toog tey mooy musée des civilisations noires bi nga xam ne biñ ko daloo yàggul ci Sénégal ñu toog fi tey fas yéene fi waxtaan nag indépendance bu ñu wax indépendance loolu dafa am na ko mag ñi waaje woon ñu waajoon ko démb ba egsi ci ba romb ko tey loolu la ñu bëgg a tooge tey waxtaane kook ay boroomi xam-xam ku ci ne bu àddoo di nga xam ne kii réew mi ñor na ko histoire réew mi ñor na ko te it xale yi war na yoroy ci ñoom ñu feggoo ceeg nag kilifa gu mag sunu bàyyi Alaaji Njaga Samb bàyyi Njaga Samb ñu notable bu mag ci Cap-Vert Sénégal sax laay wax ndax li nga xam ne moom la doonoon muy instituteur xam histoire dund ko avant indépendance ñu fas yéene toog ak moom nag tey waxtaan ci démb feggoo kan le grand griot laa koy woowee Alaaji Ara Mbay Alaaji Ara ku ne xam na ko ci lépp loo xam ne lii mi ngi ci lu ñuy gëstu di écrivain bindakat bokk ci association boobu nga xam ne Alaaji Aliou Badara Bey moo ko jiite mu bokk ci biir di écrivain di koo xam ne day taalif waaye nag yàlla dogal comme mag ñi ni ñu yare woon njaboot gi ak loo mën a doon dinañ la wutal métier yàlla def mu jaar armée ba jaar police ba génn ca ba di ci taalif loolu yépp ci indépendance ak ni ñu ko dundeek tey ànd ceeg kan professeur Sogde Diouf gaa yi ko gën koo xam ci songe waaye tur woowu xam naa ne dama leen koy révéler tey muy koo xam ne buy wax ñëppay toog di ko déglu ndax xel yi lay waxal li muy wax ci xel lay dal ndax wax ñaar la wax dina njëkke ci xol léeg-léeg jëm ci kaw waaye moom li muy wax xel yi njëkk ubbeeku mu wàcc ci xol yi moom it ñu dalal ko tey fas yéene waxtaan ak moom ci indépendance di nga xam ne tey jii lañ koy fête muy le 4 avril nga xam ne naka lañ ko waajale woon loolu nag moo waral tey ITV fas yéene cee ñëw ngir indiwaat nag histoire xale yi mën koo xamaat xam ni mag ñi defoon ba am indépendance bi nga xam ne Sénégal suñ ci waxtaanee da ngeen xam ne xale yi dañu war a téye bu baax seen réew xale yi dañu war a fonk bu baax réew mi te xam ne nañ ko amee ci njàmbaar ci jom ci fulla ci fayda dañuy wax indépendance waaye yàgg nañ ko am mag ñi yàgg nañu indépendance ci fulla ci fayda ak ci jom ak ci ngor xëy na kayit ya la ñu xaatimul woon pour indi peggoo yi ak ñi nga xam ne ñoo bëgg ànd ak war a ànd loolu lépp nag tey lañ koy toj fii ñu toog tey ci musée des civilisations noires salaamualeykum Baye Alaaji Njaga Samb ginnaaw bu ñu la bàyyi nga nuyoo waaleykum salaam Papa Ngagne maa ngi leen di nuyu bi gën a sell gën a jekk ci nuyoo yi ñi lay jàppale ci liggéey ak ñi ñuy bokkal di war a weccoo li ñuy waxtaane du lu sax dañuy weccoo ñi ñuy déglu gën ñu xam li ñuy wax ku ci xamit loo xam ne moo gën a wér li ñu xam na nga am fu lay dab ñu nañu dégg nañu ni ngeen waxtaane mais nii la ak nii parce que bëccëg bu nekk saa boo xëyee for xam-xam bu bees ñu ngi toog fii ci màkkaan mi nga tudd ñun lébu yi ñu di ko tuddee kaay biram ko du mbeng tefes moo nekk fii ki seen ndajoor mooy Monaco plage beeñ moo nekk ca gannaaw hydrocarbure Ndakaaru fa lay defee yi muy def bon place la boo xam ne luñ fi waxtaane rek war na mën am njëriñ ndax lu nekk am na fi
jege nañu Sirnos de. kaay Biram ko du lañ jegeñ nii. Sirnos jege nañ ko de. Carrefour Sirnos jege nañ ko. raayu saxaar bi Almenko ak Potou mu nekk nii. waaw Lang ak Daaru Salaam bi nga xam ne bari nañu jàngal Alxuraan ko tundee foofu la ñu jàngee. ndeysaan. kon maa ngi leen di nuyu. jërëjëf. di ñaan yàlla jàmm li ñuy waxtaane yàlla na jëriñ. jërëjëf. yàlla nañ ko jëriñoo. jërëjëf. kooku mooy Baye Alaaji Njaga Samb dégg ngeen ni mu duggee. di dal nag ci le professeur le grand griot Alaaji Ara Mbay Alaaji Ara maa ngi lay nuyu. jërëjëf El Hadji Ngagne maa ngi lay nuyu di kontaan lool ci sa invitation bi di wax ni la fête de l'indépendance dafa doon moment bu fort ci la vie d'une nation waxtaan ci pour nettali wax démb wax tey lépp génération yi man ci jëriñoo kon loolu xam naa ni buñ ko duggee ba waxtaan ci yu ci bari dinañ ci war a mën a feeñ ñu mën ci nettali histoire avant pendant et après jërëjëf Diagne. professeur Songué ni ko xale yi xamee te bëgg ko lool professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ngagne di rafetlu d'abord initiative bi nga jël parce que wax dëgg yàlla lu am solo la ndaxte réew taarix la taarix bi nag il faut nga jàngale ko jottali ko ba ñi nga ko waxee ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ndaw ñu mën a xam réew mi fan la jaar parce que ñu bari ci ñoom yaakaar ne réew mi tey la sosu nekk réew mi am na cosaan kon nag dañuy rafetlu initiative bi d'abord ñaan rek li fi rot ci ay kàddu doon lu xéewal la jëriñ askan wi kër gi itam ak liggéey bi ñu sumb ñun ñëpp ñu gën koo yaatal yàlla dimbali ñu ci ñu jëlee ci ndam jërëjëf Diouf ci loolu nga introduire waxtaan waa ngogu fas yéene ànd ak Baye Ndiaga bu ñu duggee tey ci wàccaayu indépendance avant indépendance toogaay bi autorité administrative yi tooge woon ànd kook autorité coloniale yi jëm nag ci li nga xam ne aussi mooy waa diine ji nu ñu toogee woon ak aada ji naka la nekkee woon wàccaay wi diggante nañ ko doon àndeek administration bi fan lañ ko dooree woon nga xam ne lii ci tàggoo la jëm boo xam ne bii tàggooy jàmm boo xam ne bii nit ki dafay jotaat boppam. Papa Ngagne li professeur Diouf wax léegi mat na bàyyi xel te dina ubbi gis-gis Sénégal la ñu dëkk ay sénégalais lañu Sénégal lu jiitu ñuy wax indépendance dañu nekkoon territoire mu nekk juróom-ñett Sénégal fi ñuy wax tey Mali tuddoon Soudan bu jëkkoon Guinée française muy Guinée Sékou Touré naari gànnaar yi ñu làngal muy Mauritanie Togo Dahomey bu tuddee Bénin tey ak Niger ak Haute-Volta bi Burkina Faso juróom-ñetti état yooyu ñoo tuddoon Afrique occidentale française yàlla dimbali leen ñu ànd ñu nekk benn boo demee biir Dakar am na fu ñuy wax léegi assemblée nationale bu jëkkoon mu nga tuddoon le grand conseil de l'AOF wala ñëpp daan daje ak tubaab bi ñuy weccoo ñu dem ba jamono yàlla def grand conseil boobu nekk fi ñu àndandoo ñun africains yi ak tubaab bi coow yi bari ñu déggoo ñu juboo professeur moo koy wax parce que xam na ne Edgar Faure ci jamonoom la ñuy tabax grand conseil ak les fonds baptismaux fii tey ñu tuddee Mamadou Dia muy le building administratif bu njëkkoon na nekkoon le gouvernement général boo koy seet li féeteeg avenue Roume bu tuddee Léopold Sédar Senghor tey lébu yi ñoo ko moom fii borom réew mi nekk muy ki jiite réew mi yàlla na ko yàlla jàppale titre foncier numéro 1004 la góor naaru Gueye moo ko moom moo jàkkaarloog pale bi tey waaw mbedd mi ci gannaaw Blanchot bi benn magi léboo ko moom mooy suuf si nga xam ne bon lii France tabax ca Grand Conseil tabax ko ci building Afrique nekk fi ñu bokk di ci daje bi ñu demee ba kenn ku nekk seet sa bopp ñu wax balkanisation professeur moo koy wax ñaan nañu xëccoo pour jëm indépendance
kenn ku nekk ni mën naa dem ak mënumaa dem ñoo nañu seet coow li bari boobu fii ki Sénégal comme juróom-ñetti territoire lañu bu ci nekk amoon na koo xam ne yaa ko daan nekkal au parlement français muy député ca palais ba. ca palais Bourbon Senghor ànd ak Lamine Gueye ci jamono ñu nekk fa di waxal Sénégal ñeneen noonu ñu dem ba jamono yàlla andi teqal ko diggante Senghor ak Lamine Gueye ñu teqal ko kenn ku nekk jaar ci wàll la parce que soo bëggee wax indépendance ci réew mi bunt bi foofu la diggante Senghor ak Lamine Gueye waa kay Lamine mu nga fekk Senghor tugal muy jàng mu xam ne ku ñu am yaakaar la ci moom mu maslaa ak moom ba ñu àndandoo ñu dem ba ànd kuréel tax wax dañ koy odd ñu dem ba bokkëb kuréel bokkëb géew nekk député ñu dem ba ci diggante bi texe la ko war a am ñu texe la ko ci njëkk booba Senghor mook Lamine ñu ngi bokk ci benn parti bu ñuy wax la SFIO section française internationale ouvrière ngeen koy abrégé SFIO ba ñuy texe la ko Senghor ne loo gis am na charte ci jekkal mu bind Guimole ne ko maa ngi démissionné ci parti bi ko doon Guimole moo nekkoon secrétaire général parti bi ñuy wax sànq SFIO ca France dañuy teqale ko ci njëkk Senghor ñëw Ndakaaru waxante ak mag ñi mu fi fekkoon magi lébu yi ci am yaakaar ci war a taxawal partim mais avant mandat bi jeex nag am na loo xam ne waroon na ko def ci grand conseil de la WAF mooy dem defi un compte rendu de mandat mais boobu est-ce que waxi indépendance jiboon na. wala booba kenn waxagu ko. kenn waxu ko. kenn waxagu ko. booba ñu ngi ci seen i politique. 48 49 50. waaw kenn waxagul indépendance. ñu dem ñu teexale ko ñoom ñaar seen mandat jeex 51. 51. Senghor yàlla dimbale ko mu ànd ak magi Ndakaaru. Mbaye Diagne déggee ne comme ànd dafa am danaa ci def fukki junni. Amadou Assane Ndoye William Ponty naa ki def 25 000 jamono boobu. te jamono jo. Amadou Lassane Ndoye naa ki def 25 000 booba Senghor dëkkul Dakar xariti Léon Boissier Palin la woon. Boissier Palin dëkkoon 4 rue Colbert. bu ñaan fa daan dal. Boissier defi benn traction avant. ñu daan ci ànd ñoom ñaar. bi tax la ko amee nag lu ñaaw war a am grand conseil ne Senghor du fi dugg boobu Lamine Gueye am doole. waaw ñu wax ko magi Ndakaaru ci tënk. ñu jàppale ko mag ñi ëmb ko. ci delloo njëkkal Amadou Assane mi ñu warmal. tax ñu dem ñu ànd ak Senghor grand conseil mu def mandat. loolu côté politique la. loolu côté politique la. côté économie nan la mag ñi toogee woon fii yore ko seen bopp. bari xaalis. ba naka la ñu ànde woon bari xaalis. parce que bu ñu nee Sénégal. du Ndakaaru rek. waaw nu mag ñi ànde woon ci Sénégal. gaa ñaa ngi koy wax. magi Ndakaaru dañu bari woon xaalis ci kaw ay lébu lañu dañuy dem géej. am nañu suuf dañuy béy. am nañu ak jur di ko yar. sàmm te mag moo ci demoon ci këram it am na beneen métier. mooy ñaw. ak daaj baraak ndax moo xewoon. ak daaj fondation bâtiment ndax moo xewoon. da ngay am fondation boo xam ne baraak ngay daaj teg ci lamp yi jël gablin yi boole ko laaj yi ñu daaj ko mu dëgër ñu teg ci mbaa ardoise. am na ay boulon yu ma gis sama kër de. kooku ay tirfon lañ ko tuddee woon. moo daan jàpp seen yi ci kaw. mag ñi ci Sénégal. xam nga maa ngi ci Sénégal. waaw. bu ñuy nekkee fii. nga dem Thiès muy Kajoor. dañuy béy. lu ñu ñor la jaay si ko Ndakaaru. nga dem Siin. lu ñu am indi ko Ndakaaru jaay. nga dem Saalum lu ñu am andi ko fii. daanaka Ndakaaru nekkoon barab bu jënd ak jaay boo xam ne. dañ daan weccee barca. indi koppar. waaw jaay ñàkk koppar ñëw ñu barcaal la nga dellu. looloo taxoon ba waa Cap-Vert. ak juróom-ñaari région yi fi nekkoon. parce que léegi 14 la. jàmm amoon seen diggante. nga toog Ndakaaru am koo xam Jurbel
Bawol nga am koo xam Kajoor Thiès am koo xam Sine Saloum am koo xam Ndar am koo xam Casamance am koo xam Tamba am koo xam feneen ñooñu kóllëre boo tax seen diggante moo taxoon brassage bi yomb boo jógee fële di ñëw waaw am nga fi njaatige mu dalal la nga jaay ñibbi ci la dalal fii itam boo amee soxla fële dañ daan béykalante faas lahu baynaax waykum bi ñu wax ci alxuraan. jërëjëf mag ñi loolu lañ fi nekkee woon. jërëjëf Baye Ndiaga dañu bëggoon mu defal ñu introduction ci loolu. ni Sénégal nekkee woon. kon du indépendance. moo indi brassage déedéet. mag ñi àndoon nañu laata indépendance. professeur Ara. valeur yooyu. nga xam ne dégg ko ci Baye Ndiaga. ci ni Senghor ak Lamine Gueye ànde woon. ba ni ñu taqala ko ci jàmm. ak mag ñi ni ñu dugalante woon. parce que Sénégal dafa yaatu woon. cette région la woon. te région yu ne ay nit ca nekkoon. dugalante bi ci wàllu économie dugalante bi ci wàllu njaay meek jàppalante bi ak paj meek yooyu. waaw xam nga bien avant les indépendances comme survol bi mu def ñi nga xam ni ñi ngi judd vers les années 50. ba ñuy judd 60 bien avant l'indépendance am na yu bari yoo xam ni moom lañ fi daan gis. man par exemple maa ngi juddoo à Fan Hock sunu kër ak Camp Claudel presque benn la moo tax am naa rakk joo xam ni c'est un acteur culturel te nekk en France ñu koy wax Babacar Mbaye à Avignon bind na benn téere bind tuddee ko Jabba la femme tirailleur boo xam ni dafay nettali tirailleurs yi parce que temps quartier na mu demee woon donc bien avant l'indépendance ñu bari xewoon na fi ndax da ngay xool par exemple fii ci lycée John Kennedy xam nga quartier Ndondi li ñuy wax quartier boobu fa nekkoon. Ndondi waaw. quartier boobu. ña fa nekkoon amoon na fa camp. camp les Malgaches. un peu plus loin am na camp boo xam ni fa la waa Haute-Volta nekk. ndax maa ngi doon waxtaan ak Yatma Diop. le grand footballeur là mu nettali ma benn anecdote bu intéressant mu ni dafa dem Burkina Faso. gis ni ñu yaroo même élection fi ñuy taf ay war a taf ay les portraits des candidats dañ ko choisir day mel ni élection amu ci benn xaritam bu fa taxaw mu ne ko ñun war nañ la baalu àq parce que yéen seen camp boobu ngeen tudde muy camp Moussi ngeen xam ni seen ñaas yi taxoon na ñun bu ñu leen gisee dañuy daw d'ailleurs magu lébu yi ko ci sa doom mas a gaañu sax mas nañu taxaw bëgg leen attaqué ji le camp des Moussi donc nga xam ne bien avant l'indépendance boobu brassage dafa amoon à Fan Hock bi ma la wax am na fa quartier boo xam ne des Dahomeyens rek ñoo fa dëkk comme par exemple rue Vorofila yu demee noonu nga xam ne ay Dahomeyens boo gisee Sicap Fann booba temps am nañu suñu indépendance mais on n'avait pas des ouvriers qualifiés moo tax ñu daan dem aux îles du Cap-Vert di jëli les Portugais moo tax boo demee à Fann il y a une importante colonie portugaise ñoo daan peinture ak di tabax même le Grand Conseil bi nga wax yu demee noonu donc bien avant l'indépendance amoon na ce qu'on avait dit benn cohésion ak duggante bi nga xam ni africains yi duggante woon nañu ko mais comme li nga wax fekk nañu am suñu valeur jom suñu valeur culture de dignité alors indépendance bi mu ñëwee daf ko couleur El Hadji Ngagne waaye jërëjëf professeur defe naa déglu nga Baye Ndiaga déglu professeur Ara tey boo koy méngale avant indépendance lan nga ñu ci mën a indil ci jàngat ci li ñaari kilifa yi wax tey bu dee ci wàllu valeur yi ngay wax valeur yi waaw bon moom xam nga ne du nekk benn parce que d'abord constat bi ngay def boo ko seetloo mooy bu ñuy wax ci ndaw yi seen comportement tey ŋàññi lañ ci gën a teg parce que ñun ñëpp dañuy jàpp ne rafetloo ñu tellement mu ngi mel ni valeurs yi nga xam ne ñun moom la ñu meññoon ñu waroon ko incarner ñoom dans leur quotidienneté dafa mel ni dañoo waroo ci seen nekkin ak valeurs yooyu mais nag boo ko xoolee ba xool dañ leen di tooñ pourquoi ma ne boo ko xoolee ba xool dañ leen di tooñ mooy en réalité ñun valeurs yooyu nga xam ne moom ngeen yëkkati fii yëpp mais est-ce que jébbal nañ ko xale yi am déet loolu mooy problème bi dañ ko jébbal nañ ko xale yi non jébbaluñu leen ko parce que boo jëlee la période avant indépendance dafa amoon structuration boo xam ne moo nekkoon ci société bi mu am ay sources ak ay pôles yoo xam ne ñoom ñoo ngankoon xam-xam Pape Ngagne di ko séddale muy jaar ci daara yi di jaar ci biir kër yi di tasaaro di dugg ci biir askan bi du ma ne wax sax di dugg ci biir venu xale yi bu ñu màggee dal di ko jëfaale
waaye dafa après période indépendance bi nga xam ne école nasaraan bi yaatu na sax dëgg parce que boo ko seetloo ñële ban relation la ñamoon ak l'école boo ko seetloo ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne ñoo gën a tuuti ci organisation sociale bi ñoom la seen doom dem ca école nasaraan ba parce que dañoo jàppoon ne dem ca école nasaraan ba signe de captivité la xam nga ku mel ni Cheikh Amadou Bamba ku mel ni Maam Alaaji Malick moom xam na ne école boobu du roy waay donc ba ñuy laaj ñu war a dem jàngi foofu nga baal ma ci organisation sociale bi stratification bi dañoo jàppoon ni ñi par exemple ay ñeeñoo lañ wala ñi ay ñaam maanaam daal ñi jàppoon ne ñoo gën a féete ci hiérarchie bi ñooñu lañ fa doon yóbbu maanaam dañ leen fa doon yóbbu waaye xamoon nañ mag ñoom ne valeur yooyu ñuy secrété ca école dasaraan bee bu ñëwee lii nga xam ne moom lañ mosa nam daf koy tas ba looloo tax bi ñu ñëwee donc à partir de 1960 école bi commencé renforcer wu école publique bi di développé wu léegi njàngale nasaraan bi commencé nekk un concurrent sérieux pour daara bi boobu presque daal di ko fat daal di ko rey parce que boo ko seetloo ba avant indépendance yi cadre boo ci mënti jël sama waajur bi dama bàyyi ma fen dafay tari alxuraan ba pare soog a dugg l'école kon déjà ancrage bële héritage bële dafay nekk ci moom bu pare te moom conflit de valeur du am ci moom alors que ndaw bii nga tey boo déggee man la moom est-ce que jottali nañ ko héritage boobu mais parce que fan la ñuy jottali héritage bi ñaari courroie de transmission nga am boo jottali ay valeur benn bi mooy ca kër ga benn bi moom mooy ca école ba mais boo seetloo valeurs yi nga xam ne moom moo nekk ca école ba dafa waroo ak valeurs yi nga xam ne moom moo nekk ca kër ga donc école dafa waroon nekk le prolongement naturel du processus d'éducation bi nga xam ne moo nga enclenché dans la structure de base muy la famille mais bu dee valeur du père à la maison et de la mère dafa nekk en contradiction ak les valeurs de l'école mais ndaw loolu lu muy doon personnalité hybride boo xam ne ni xale daan du xam fu muy taxawee au sens propre du terme loolu li muy jur mooy fi mu nekk nii ñun ñu ngi leen naan tey xale yi dañoo yar deku tey xale yi amuñu teggin tey xale yi amuñ nangam mais jottaliwuñ leen loolu mooñ leen loolu non seulement defuñ ko ci ñaari courroie de transmission yooyu mais ñun ñi nga xam ne ñooy mag ñi suñu defit tout exemple donc xale bu fekkee ca kër ga déjà tissu familial ba tas na xam nga loolu bàyyi amatul waaw bu njëkk la famille organisation dafa leeroon y a quelqu'un qui incarne l'autorité c'est le père mu ngi nii y a quelqu'un qui incarne la tendresse la douceur l'éducation c'est la mère ces rôles sont totalement brouillés inversés donc foofu tas na boo demee ca l'école bi dama la ko waxee l'école ba c'est des valeurs de compétition c'est des valeurs d'individualité alors que yow ci socialité solidarité lañ la jàngal donc mu nekk ñaari univers yoo xam ne culturellement psychologiquement la ñuy def ca ndongo ba dafay woroo professeur Songué dafa naa indi na li nga xam ne mooy woro gi entre démb ak tey ci jikko yi nañu mooñe woon mag ñi ak ni ñu mooñe suñu doom yi indi na ko léegi dinañ ci dellu siwaat Baye Ndiaga bu ñu delluwaatee ci administration démb bi ak composition bi di ñëw syndicat yi di juddu gars yi di gën a jegante ñuy gën a proposer ay nit nan lañ ko mooñee ba ñëw ci indépendance voilà bi nga xamee ne yàlla def na Senghor ak Lamine texale ko Lamine des nag SFIO socialiste Senghor créé BDS Lamine ànd ak Ousmane Soso Diop bu Tëngëj Senghor ànd ak Papa Ladji Abbas Gueye ñu dem ba jamono 1956 Senghor teqale ko ak Abbas ànd ak Mamadou Dia ñu dem 1958 loi cadre Gaston Defferre autonomie interne l'Afrique vers les indépendances ñu ne léegi naka lañ ciy demee ku ne di xëccoo ci boor ñun Sénégal ñu ne man ñu nekk benn réew boo xam ne am na ñaari parti plus yeneen i parti yoo xam ne bii mu nga tudd RDA am lu ci des ñenn nañu tudd PRA Sénégal le PRA Majmoud Diop Abdoulaye Ly Assane Seck yàlla ak Abdoulaye Gueye Kabri ñu ne xëccoo bi mattu ko nañu fexe dagale parti yooyu yëpp ci benn bool ñu waxtaan ñu xool naka la ñu dëgmale. kon waxtaan yàgg na. ñu waxtaan amul xaste amul saaga. fekke naa fi dàqal piccoo mu naaw. Lamine Gueye lañ ko doon wax.
dàqal piccoo mu naaw ñu ne fër bu ko waa BDS waxee wax ko Lamine Gueye socialiste yi naan Senghor da ngay jaay pañ marché ci tooñante rek. ci tooñante. waaw. mais avec galanterie. avec galanterie avec courtoisie avec politesse. cousinage politesse waaw. kenn dus wax na leen. voilà waaw. waaw doo am bon benn comme agressivité. Senghor mu nga dëkk Joal. paañe faam. waaw ñu ak koy- yoxos ñu koy dellu ci ak support loolu. ñu ne ko na dem jaayi paañ. waaw. Lamine comme avocat la woon boo xam ne daan siégé ci bureau bitim réew bu ñëwee daagu tooglu yàgg ñaan dàqal piccoo mu naaw. fër pour mu delluwaat. pour mu delluwaat bitim réew. Ok. mais yàlla def ñi ma wax sànq. et la SFIO soppi turam tudde ko le mouvement socialiste africain li ko waral mooy bi Senghor teqale ko ak Abbas. li buy mer. moog Abbas su ñu ànde woon. ci BDS la ñu àndoon. bi nga xamee ne Senghor a ngi wax ne dafaa créer parti mag ñi dajee ak moom dañ ko wax ne ko parti bi ngay créer dinañ la ci jàppale. premier candidat bi yow lay nekk yow Senghor mi ko créé. mais deuxième poste bi suñu doom lay doon muy Abbas Gueye. booba Abbas nekk ouvrier ajusteur tourneur. secrétaire général u UGTAN Union générale des travailleurs de l'Afrique noire. booba syndicat fii cinéma El Malick nekk tey fii la bureau yi nekkoon xam nga turu syndicat bi ñuy jaayee mango. waaw. yaa ngi koy dégg tout le temps ñu di la wax mais bureau yi fi nekkoon. El Malick fi aw yi di jaayee dibi ak tàng waaw na en face kii. en face triangle. waaw si kaar bi taxaw waaw. fii la bureau yi nekkoon boo àndee fa nga koy jóg nga ne maa ngay jaayee fan ñu ne ca syndicat ndax la ñu dend. kon ca kanam tuuti bayal boobu. bayal booba fa lañ daan wàcce lañ marchandise. daan wàcce mango di tax ak dànq ak. lu comme bàyyi bureau ko fële. syndicat bi nekkoon en face. ñu taxale ko. buñ la laajee foo ne nga ne maa ngi maa ngi ci syndicat ba. loolu jur syndicat moo jur turu syndicat. marché boobu. marché boobu te siiw lool. te siiw lool foofu bureau syndicat bi ñu fa jógee. waaw. ci la ñu dem rue de Thionk jàkkaarloog gendarmerie bi ñu di ko wax bourse du travail. waaw. fa la ñu jógee ñëw escarfé benn ñu nekk tey fii ci amoon Lamine Gueye kooku wane yoon la. mais bi nga xamee ne Senghor teqale ko ak Abbas dafa ànd ak mag ñi créé le RDS. Rassemblement démocratique sénégalais ak SIQ. wala benn seq. ñu ne pourquoi emblème yi SIQ ñu ne fekk nit mënul fexe ba SIQ du saf njël kenn du mëntee lébu yi am parti. loolu mooy emblème bi. waaw Lamine Gueye ne bon attention man dara laa jóge ñëw naa nekk Ndakaaru. waaw SIQ ak lébu yi jàmm. waaw situation bi am na Abbas dem na je vais vers eux. démarché Abbas ànd ak moom ñu jël SFIO ak RDS ñu boole ko mu nekk benn mu tudd le mouvement socialiste africain. waxal benn. benn. fële Senghor ne bon Lamine Gueye soppi na tur ak Abbas maa ngi woon ci bloc démocratique sénégalais damay soppi tuddee ko bloc populaire sénégalais daal di ko yaatal mais au bout du compte MSA ak BPS. ak RDA ak PRA Sénégal. ak xale yi fi nekkoon amoon ay kuréel ba ci Mahmoud Diop ñoom maa ngi ko dégg ci fi ñu doon wax le Colisée. avenue Gambetta prolongé bu ci wér tey Lamine Gueye. angale maag Félix Faure hôtel la nga fa mu tudd le Colisée. ñëpp naan la rencontre du Colisée la rencontre du Colisée la rencontre du Colisée ñu daje échangé waxtaan ba déggoo ci war dëgmal nag léegi pour gëm indépendance. déggul am doole dem Algérie historien yi xam nañ la femme mu ñëw Guinée Sékou Touré mu ëpp furnoom ñëwee dafay ñëw Dakar coow li bari Senghor di jël vacances dem Normandie te ay gorom Mamadou Dia feebar war a dem faji bëtam bi dégul waree ñëw fi wala joojoo ko mooy ñàkk fekk gi. ah mooy ñàkk fekk mooy ñàkk fekke bi waaw c'est que nit ñi dañu bëgg jël histoire di ko déformer nit dafay am pudeur gaa ko wax sànq l'éthique la morale day fekk mu judd ci juddu ak ci jikko nga di ko doxale muy couleur say doxalin bi dégool di ñëw dafa fekk ñooñu nekk ci ñooñu yooyu. nekku ñu fi Mamadou Dia neewu fi Senghor nekku fi Lamine Gueye moo ko teeru ak Valdiodio Lamine Gueye ak Valdiodio ak Jean Collin ñoo bind rapport discours bi nga xam ne moom la ñu war a wax ci 55 rue Escarfé 55 rue Escarfé angle Fleurus moo nekkoon siège BDS mu ngi taxale woon ak benn bureau bu ñu daan wax Écho d'Afrique noire journal la woon te ka daan bind mu ngi tudd Maurice Voisin
éditorial mu kan di Petit Jules. quand je vois Boubacar Diop de Kaolack. Boubacar Diop man promotion. promotion. Mame Less Cafard Libéré. waay Cafard Libéré ñu ngi ko puiser ci école d'Afrique Petit Jules. fa lañ ko kii. dañ ko puiser. d'accord. Petit Jules ñibbi. après ñu continuer. kay ci indépendance. ñu waxtaan ba déggoo. ñu ne coow li déggoo nañu ci ànd. dañuy laaj indépendance. mu des nag Sénégal ndax day dem tundum moom kenn. waaw am day ut ñu mu àndal. ñu mu coaliser. ñu mu coaliser. waaw mu wax ak Modibo Keïta. kon coalition yàgg na fi. téyel ma foofu mu ñëw. professeur jërëjëf. professeur dama jàng ci waxtaanu Baye Ndiaga. loolu ñuy wax tey ne di ko baat boobu ñuy indi tey ci politique. transhumance. waaw transhumance waaw. te ma dégg ne Lamine Gueye jóge na fekki Abbas. ndekete loolu. du lu ñaaw. nangu waaw muus la ak nangu sa xelu morom. noo ko jàngatee boobu kii boobu. waaw du benn la. wax dëgg yàlla du benn. du benn de. yoo yaa ngi du benn de. déedéet lu ko ñàkk nekkal benn. lu ko ñàkk nekk benn mooy. ni mu ko waxee. ci biir développement gis nga ñooñu. seen changement de position. du intérêt personnel moo ko laloon. daaw ko indi. mukk. ok du wor. moom moo ko laloon. d'accord. du noonoo ak yow. moo ko laloon. maire du ko indi. xam nga lu ko andi woon. da ngeen di bokk. vision ak projet de société. xam nga man bu dee marxiste léniniste la. yow nga ne libéral la. kii nga ne leneen la. man marxiste léniniste xam naa ne. na ma bëgg a tabaxee Sénégal. mënta ànd ak un libéral un capitaliste na ma bëgg a tabaxee Sénégal est-ce que kooku mën naa ànd ak moom sincèrement. mënta nekk. sincérité bi. parce que bu njëkk. politique. parti boo demoon. dafa amoon l'école du parti moom xam na li may wax. yow est-ce que gëj ngaa dégg baatu école du parti. bu njëkk doo tëb rek nga ne man APR laa bokk. Sonko laa bokk non non non. da ngay jaar. da ngay jaar ci école du parti. man mii di la waxal ba may nekk ndaw. ku mel ni dem si yàlla waaye PIT bi. tuuti Sébou Pathé Gueye. ñoom ñoo ñu doon téye. les mercredis après-midi. les samedis après-midi. di la jàngal naan la qu'est-ce que la politique. yaa ngi may dégg. qu'est-ce que la politique lañ lay jàngal ngay bind. donc ku jóge woon foofa. dafa am ay valeurs yoo xam ne. yow da nga ne man lii mooy sama valeur. da nga ne Sénégal fii laa ko bëgg a jëmee ci biir loolu. mu am ñoo mën a àndal. mu am ñoo am ne kul ala kulli xaal. doo mën a ànd ak ñoom. wax na la alliance bu nekk. waaw mais est-ce que di nga gis mu ànd ak Senghor ànd ak Majmout Diop. déedéet. mos ngaa dégg. alliance Senghor Majmout Diop. mënul nekk. bokkuñu idéologie. bokkuñu idéologie bokkuñu jëmukaay bokkuñu nañ bëggee tabaxi réew mi du ñu ànd. professeur tey nag moom yow xam nga li lan li ñuy wax. maa ngi ñëwaat professeur. jërëjëf xam nga jërëjëf Diouf. c'est clair xam nga dañu yëngal maa ngi ñëw ci yow. dañu yëngal histoire. professeur Ara waaw. il a parlé tout de suite ci le congrès de Brazzaville. ba nga xamee ni De Gaulle jóge na fa Sékou Touré qui dit son nom ak yi fi xew fii Ndakaaru moo tax ngañ ma wax la ni la. le hasard n'existe pas. Nulle part. il n'y a que des rendez-vous. xoolal ñu koy waxtaanee mu tombeek avenir. mu toll anniversaire. du décès de Serigne Babacar Sy radiyallahu taala. te fekk na ko fii Ndakaaru. ci weer wi ñu pour ma wax la ni la. li nga wax ni. dañu commencé bëgg a bind ci yi demee nañ ci indépendance mais dignité ak ngor yàgg na ci ñun. parce que dama wax ni deret mooy rek waaye biir du fees. ñu fekk sang bi fii ci rue Thiers Serigne Babacar Sy. ni ko dañu lay jox oto ak escorte boo xam ne moo lay delloo Tiwaawan mu ne ana ngor. mënuma jiite nit ñi ci jàkk jiite leen ci daw xel yi. 39 loolu indi baat bi. te boobu moom la ñu dellu aussi ci li nga xam ni moom la Songe wax nit ki dafa war a am lu jiitu ci moom Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu bi tubaab bi ñëwee alors di wax école di ko ci ñaan permission daf ne leen Serigne Babacar Sy mi soo leen bëggee ma jox leen ko mag ñi ni te fekk na Sidi Ahmed des ci colonie mu leen Serigne Babacar Sy mi bu demee di jàng li baax lay jël li bon mu teg ci wat ndax li war a jiitu def naa ko ci moom ba noppi moom la Songe wax ni mag ñu bari dañu jëkk tubaab bi ci seen te sax Seydi Hadji Malick wax na ko daf ni ko tubaab yi ñun bu ñu leen ci jëkkee duñ ñu mënal dara mais boo leen ñu ci jëkkee duñu jëriñoo suñuy doom diine ji nu mu toogee woon avant indépendance Baye Ndiaga diine ji masul bangam waaw avant indépendance ci li ma fekk parce que barke démb laa juddu ci mag ji fekk naa fi bàyyi sëñ Babacar Sy
Thier ak Tivaouane yàlla na yàlla yokk leeram tey mooy anniversaire fekk naa fi suma xarit Baye Serigne Fallou Mbacké mag mu yaru mu yiw mu dal mu teey moo ne woon politique yi am pa dong la du leneen fekk naa fi Baye Seydina Issa Laye ci Yoff fekk naa fi Mame Bou Kounta ci Ndiassane fekk naa fi Baye Ibrahima Niass ci Kaolack nu ñu ànde woon ñoom ni ñu ànde woon maa ngi ko déggoo doon benn ma suñu waro benn tabaski benn korité benn tamxarit diina ji masul am benn variance ci seen diggante ñoom kilifa diine yi boole koog politicien bu la seeti boo ñëwee kàddu gi benn lay doon nga may ma Serigne Babacar ay mag ñoo ko jële fii du ma tudd seen tur ñoo ŋàbb Senghor ci loxo yóbbu ko Tivaouane expression cëri ma xejj ak ma xojj bu fekkente ne ma xejj ñëwul ma jox ko ma xojj diggante Senghor ak sëñ Babacar ak Lamine Gueye yàlla yàlla waaye fa suuf ci seen kaw li war Lamine Gueye daan wax naan du ma baal ku ne catholique la du ma julit du ma baal ku ne maa yebal ay nit ñu sol mbaxane mu xonq di ko sànni ci kër Alaaji Malik parce que fa la jànge loolu wax la woon loolu sos ay sos la woon bon ci wàllu diine tarixa yi nekk benn mosuñu réeroo yàllaa ngi mën affaire Serigne Fallou mu ngi génn 1968 Lamine Gueye nga gaañ 1968 1968 weeri koor dañu or ba ci digg bëccëg 1h30 yàlla dimbali ñu weer wi feeñ Alaaji Abdoul Aziz wax na weer yi feeñ na Serigne Fallou wax na weer yi feeñ na ñu siiwal ko ñu dog te teraanga yàgg na ci mag ñi ndax Serigne Fallou maa ngi koy wan xale bi léegi bi ñuy ñëw bi ñu waree tappal croix légion d'honneur ñu dégg di leen photo baa ngi ci wóol bi dañuy jëkk ci Serigne Fallou ñu ne li lan la mu dañuy tapp médaille mun leen mbay see nga ne moom mag dem leen ca moom gis Serigne Fallou joxoon na cër Serigne Babacar Serigne Babacar jóge fi bàyyi fi Alaaji Abdu Alaaji Abdu nekk fi ak Serigne Fallou boo demee ci Alaaji Abdu mun la Fallou yi suma mag xam nga lu ko waral Alaaji Malik ak Mam Serigne Touba ci seeni baay ñoo bokk ndey ak baay Alaaji Abdoul Aziz ak Serigne Fallou ci seeni yaay ñoo bokk ndey ak baay c'est pas le sujet mun naa ci wax lu bëri foofu dugg nga ci lu dugg nga ci lu am solo waaw nan la ñu taxee woon ci kon économie magi diine yi wax naa la ne lañ ci yëngu wax naa la ne économie bi Gaynde Fatma borom Nas Serigne Cheikh dafa lëkkaloo ak Amadou Assane Ndoye la première banque populaire sénégalaise bi ñu doon wax a ubbi dañ leen ci torpiller parce que bu yoon mu dem c'est un modèle qui ne devait pas prospérer par respect à l'histoire et à ceux qui ne sont pas là je ne cite pas de nom dëgg la ok c'est vrai on les a torpillés pour ñu bañ a créer banque bañ a banque taxawal boobu pour paysans modèle bi lañ bañ éleveurs ak lifin modèle bi bu la woon intérêt occidental du dem moom la ñu poussé mu dem ñu créé BNDES Banque nationale développement du Sénégal mu ëmb ANCAT ak OCA économie bi ñu dem ci ba Serigne Cheikh wax ne nañu fexe ba ñun lébu yi dëkk Dakar ñu ngi am ay car rapide kaw gi ay T45 ñoo fi am mais war nañ mun fexe benn ouverture boo xam ne T45 yëpp bagage ci kaw gi ak di ko jënd si Dakar di ko delloo war nañu am ay car rapide foofa ñu def la même chose pour di ko yombal ni mu yombee léegi seen Cheikh Mbacké proposé Gaynde Fatma bokk Amadou Assane Ndoye ñoo ko wax ko ak manutention africaine au temps de Renault ñu torpiller leen une deuxième fois li waral Serigne Cheikh boo ko waxaan sax mën la su ma yoon new ci la ñu séq te duñ ko wax ñoom ñaar ñoo ko xam bon économie bi nga xam ne kilifa diine yi fi nekkoon ak économie bi ak les hommes politiques amuñu woon xaalis mag ñi ci daan jàpp daan ci def seen doole di ci def seen alal di leen taxaw
jërëjëf mbokk yi yéen a ngi ci waxtaanu indépendance waxtaane nañu jikkoy mag ñi ci wàccaay bi côté administration bi ni ñu nekke woon côté diine ji ni ñu àndee woon économie bi ni ko mag ñi ngànke woon naka lañ den du duggante ci juróom-ñaari kiiwu Sénégal yi ruq yi nga xam ne Sénégal amoon na ko te it fàttaliku ne juróom-ñetti dëkk yi nga xamoon ne ñoo ëmboon Afrique occidentale française da nga xam ne dëkk bu ne daa nga am ñaari député ci Paris Bourbon ñu ngi ci avant indépendance dugg nañ ci indépendance bi kàddu de Gaulle daanoo naka la Sénégal toogee après wax na fii ci place de l'indépendance su ngeen bëggee indépendance ngeen jël ko ma aw ko professeur waaw dama toog Kaolack 1961 Baye Faye moo ko Ali Soxna Ñaan waaw ak Massaer Jalbaat ak Iba Samb waaw mu ne Waali doomi buur ji Waali wal jooju Njaay doomi buur ji xeex na ba jot suñum réew fetal tàkkul bal tàkkul paaka génnul marma lu waral loolu lu ko waral indépendance bi place Protet la ñuy recevoir de Gaulle pancarte yi ak les porteurs de pancarte Mbaye Jacques et Mbaye Jacques Diop ndeysaan coow la bari ndeysaan lañ ca bind Merlot de Gaulle wal jooju xam ne ci pancarte yi mu jàkkaarloo xamal nañ ko tàggoon na ak sagom mu am punch bi ci war pour lire correctement son discours moom mool jooju dans la grandeur d'âme dans la noblesse d'esprit et dans la dignité de Gaulle ne ko bu ngeen ko soxlaa ngeen jël ko indépendance nangam ak nangam ak nangam professeur ma lay wax des dernières phrases ñu ànd ñu dem ci indépendance Senghor lambo au fouet de Boigny mu ne ko man xaalis laa mën am pour ñu coaliser pour ñu coaliser ok boobu waaw ñu laaj ul dara mu ne man avocat la Senghor est un intellectuel dama bëgg ñu arrière tuuti rek dellu gannaaw lan moo indi Senghor président naka lañ ko sose ci lañ jëm si waaw li ko jiitu mooy waaw li ko jiitu lambaat bi ñu njëkk a def ci ak Modibo Keïta waaw Modibo Keïta fédération du Mali bi muy dugg fii ci école jàngalekat yi William Ponty ci Gorée 1943 premier au concours d'entrée major sa promotion à l'examen de sortie insteur la mu làmb ñu làmb fóot ba ñi mu ne moom xaalis la mën am ñu làmb ul dada mu ne xam ne Senghor mën na jàng médaille ñeenti dëkk yi war a ànd xel mi dalu ci moo di au fouet retiré wu ul dada retiré wu Senghor ànd ak Modibo Keïta ñu dem indépendance 1959 20 août dëgg c'est bien ça 20 août mooy date réelle. yàlla dimbale leen ñu rëppatal njaabal mi ñaaw ànd gi ñu tekki teg yi ñu teggi teg yi ma lax la olof waaw njaabal bi mu ñaawee ñaaw ñu teggi ñu teggi teg yi waaw Modibo dem ak boppam Sénégal des ak boppam Mali tëggu 20 ou 2 septembre Sénégal des fi ñu ne 60 ñu traîné nit ñi ñu ngi jiñ Senghor di ko tooñ souvent di wax ne pourquoi le 4 avril la fête de l'indépendance te 20 septembre 59. waaw ñu ne bon mais jarul soo professeur nga ne ma ne waaw décalage bi. waaw waa kii di date bi am na date boo joxe de. waaw ma ne 20 septembre bi 59 bi. 59 moom mooy date réelle bi. réelle bi mais promulgation bi 4 avril. 4 avril. très bien pour mu leer ci xale yi bu ak baax. les transferts de compétences. bon léegi li taxoon ma sànq ma ne nañu pousse cassette bi tuuti. dem ginnaaw tuuti. ndax Sénégal bi ñu koy jox Senghor ci dañ ko da ko voté ji da ko xëccoo ji mbala nañu ko defee. non non xam nga Senghor ak Abbas ak Astafurlah ak Houphouët-Boigny ak Modibo Keïta. bi leen yàlla boolee ñu ànd. kenn ku nekk da nga am cër. waaw bi ñu teexale ko Modibo Keïta ñibbi Sénégal des fi. des fi ñu diisoo ñoom ñi fi nekkoon. ñoom ñi fi ne. ñu jël Senghor jiital ko mu jiite réew mi. jël Lamine Gueye mu jiite assemblée. jël Mamadou Dia. mu nekk le président du dañ leen choisir.
dañ leen choix la. ñoo bokk coalition ñoo bokk ñoo ànd. waaw dañ leen choisir ma ne. dañ leen tànn. ok ne diw yaay président dañu tànn ne bo Senghor mooy nekk président. Ok. ci diisoo Lamine Gueye dem assemblée. Lamine Gueye dem assemblée. voilà li tax ma indi loolu. waaw xale yi dañu judd ñuy élection. waaw waaw voilà dañu judd ñuy élection foog ñu leeral. waaw Senghor lu ko jox réew mi. waaw lu ko jox réew mi. waaw dañ ko tànn nekk yow mii yaay nekk président. voilà yow mii yaay nekk président assemblée. yow yaay nekk président conseil. noonu la ñu déparé. voilà léegi am nañu indépendance. waaw fédération du Mali bi toj na. toj nañ ñu dem. voilà bon li ñu yitteel nag léegi. ayca Senghor nag mooy kilifa réew mi. naka la ko commencé tabax. bon professeur il Allez. fallait waaw léegi nag la professeur. restructuration de l'armée. ok d'abord. parce que bu njëkk booba. waaw. alors nos militaires étaient dans l'armée française. donc léegi une nouvelle république a besoin forcément d'une armée. fekk na loolu alors il fallait aussi ñu préparer des militaires des jeunes cadres yoo xam ne moo tax ñu waxoon les grandes écoles. dañ def des concours aux grandes écoles pour ñooñu xam ni. waaw waaw ku Saint-Cyr ak même des grandes écoles ñoo xam ne pour ñu ñëw. donc léegi alors on avait ces cadres là yi nga xam ne l'armée française versé na leen dans l'armée sénégalaise. alors il nous fallait aussi alors ñu constituer l'armée. et aussi les corps constitués. il fallait la police. mais est-ce que avant loolu. parce que moom laaj tamit ni Senghor yore réew mi boo ko seetloo. mission Senghor moo gënoon na jafe. mission yi nga xam ne ñoom ñoo ci topp yenn président yi. parce que Senghor xam nga dañuy laam-laamee. entre nation ak état ban moo jiitu. bu fekkee da nga dem ca nasaraan ya amul problème. da nga naan les Gaulois. ñu évoluer organiser wu donner l'état français. waaye ñun lan moo fi nekkoon avant état du Sénégal nekk. nation sénégalaise amuloon bu mu dul. c'était des royaumes et des empires éclatés. donc Senghor ba muy ñëw. nation sénégalaise amaguloon. donc moo tax déedéet amaguloon. ok amaguloon. parce que ay empire la ay pàcc la woon l'empire du Jolof. l'empire du Kayoor la Gaamu waaw. donc moom li taxoon mission am jafe. te yàlla dimbale ko ba vraiment histoire bi dañ ko war di reconnaître. mooy que il a presque inventé une nation. c'est vrai que amoon na base yoo xam ne affective entre ethnies. yu ko yombalal liggéey bi. mais c'était pas facile pour que nga jël. ka jógee Casamance. ka jógee Ndar ka jógee Bawol ka jëlee Kayor nga jox leen sentiment d'appartenance à un même état. c'était pas du tout évident. moo tax boo ko seetloo il était tellement intelligent Senghor ci administration bi muy wax nii 80% ñay nekk Casamance. c'est des Sérères. 80% ñay nekk Fatick. c'est des Joola. nii la ko doon def maanaam dafa doon tenir en compte. brassage brassage bi. parce que dafa xamoon ne un état. ne pouvait être construit que au préalablement suñu régler une nation boo xam ne am na benn identité commune et il a bâti cette identité là en s'appuyant sur le cousinage en plaisanterie en s'appuyant sur cela maanaam Senghor a inventé une nation sénégalaise pour mën a construire d'abord un état du Sénégal. jërëjëf mbokk yi il a parfaitement raison. oui. àggal ci ne li wala ñu wax ne Senghor. est le père de la nation. loolu koy indi jërëjëf mbokk yi ñu ngi waxtaan ci indépendance. professeur léegi li mu wax. nga xam ne ba léegi bokk na ci li mën a tabax àdduna. mooy brassage. xeet yi duggante. gis nga nee na danañ jëli Casamance. yóbbu la Siin jël waa Siin yóbbu Jolof. dem Waalo indi Ndakaaru jël Ndakaaru indi Waalo jaxase leen. pour tabax nation parce que booba. li professeur wax day dëgg. ay buur a fi nekkoon. ku ci ne am sa royaume. daan fa tedd nag. daan fa def lu la neexee. di jaayi jaam. di def lu la neex. di jaayi suuf. di ko def sa poos. di ko dunde loolu nag bu Senghor ñëwee war a inventer nation ni ma ko wax. moo tax Senghor dégg bàyyu nation bi. waaw bàyyu nation bi kooku président bu ko mën a déggit ci Senghor nga ko jëlee. njàngale mi. après l'indépendance. tabax bi. yow en 1961. yàlla dogal nga njëkk a jàngale. nga nekk servir ak Kaolack nan ngeen tege woon jàng mi. xam nga man maa ngi jàngee ci Mamadou et Bineta. Syllabaire waaw Syllabaire bi. bi muy duggee école en 1949 madame Oulimata Ba yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam moo ma jàngal. kooku moo tënji Mamadou Dia. bu ñuy wax jigéen ñi am jëm am gëdd.
am fayda moo ne woon Senghor li ngeen def ja ci li jaaduwul wax ko France joxe ba leen baaraam joxar bi leen baaraam taxoon ñu wàcc ko moom soxna si jur na doomam Ouais. maam Dior Fall magistrat ñu bari xam nañ ko ci moo la jàngal ñun dañoo ñëw di dégg ci enseignement booba li professeur Diouf wax moom lay dëggal benn fan laa ko mage tey ñoo maase waaw ñoo maase waaw njàngale mi indépendance dafa am pays africain bu nekk récupérer say cadre ok léegi séddoo bi commencé na kenn ku Guinéen yi ñu jël leen ñu ñibbi Soudanais yi jël seeni cadre ñeen Sénégal war a taxaw ci li mu wax sànq pour ñu def une nation ñeneen nañu wax ci police génn ñu wax ci quartier wax ci marine bi mu génn ñu ne njàngale mi ay ca dañuy ñëw rek ci école set les bacheliers sans aucune formation professionnelle ñu la bon kay leen ñu xool ñun biñ ciy dugg dañ ci doon dugg pour bëgg métier def ko vocation ok yéen métier ngeen métier lañ ko defoon mu nekk et vocation puis doogu ma ko de moom xam na ko c'est les meilleurs Ouais. qui allaient enseigner les meilleurs les meilleurs dañuy destiner enseignement nga xam ne bon ndax ñooy tabax nga xam ne bon ñun non c'est pour wan la ne tey da ngay échouer fépp naa dem jàngale Naa dem jàngale ji route secours loolu secours loolu waaw alors te ndeysaan man miy waxante ak yow man nuyu sama mbokk jàngalekat yow Massé waay ñoo jàngale ndoo ñoo bokk ci syndicat ñoo ñafe ndoo te kenn ku ci nekk xamal nga ne ñàkk dawul dellu gannaaw dañ ko defoon métier mu jaral ñu ma ñëw Kaolack jël service le 1er décembre 1961 Abdou Diouf jël service le 10 décembre 61 Macky Sall la judd le lendemain ku ne woon Abdou Diouf tey xale di nga jóge Kaolack waaw dem Dakar jaar affaires étrangères Waaw. dem ci président de la République nekk ministre nekkaat ministre nekk premier ba jiite réew mi ci lay jële ci bopp nguur gi mooy xale bi juddu ëllëg ba nga jëlee fonction ba nga jël fonction dina toog fi nga toog dina toog fi nga toog di ko woon gëm bon nañu nangu ne yàlla mooy joxe nguur waxal benn waaw foofu waaw ñun ñu dem njàngale Waaw. def ko métier mu jaral la may jóge Missirah Almat ca gannaaw Kër Madiabel di maf njandu fas di ñëw ba Kër Madiabel di fekk Ibrahima Sall ak Mamadou Niang ñu may jàngal leçon bi ma war a jàngale ëllëg comme daf ma të fan laa war a mun a jaar pour jàngale ko ngay jógee kër ma mu nekkoon sacerdoce nga nangu ci sonn nangu ci jàng am ci ay diplôme dem ci inspectorat sa waay xam ne li ma wax ñenn ñi dañ ko def yoonu tool boo xam ne dañ naan naa ci dugg ut bunt fan laa jëm ENAM laa jëm quand enseignement de l'histoire dañ ma ne ENAM ma ne du ma ci dem du tax ma ne je ne lis pas Senghor ok moi je suis de la gauche je ne lis pas Senghor ñu ne ma ah ENAM man leen bu dee Senghor dañ koy jàng je ne lis pas Senghor c'est lié à un certain passé boo xam ne par respect à l'histoire du ma ko wax mais terewul ñi ko bëggoon def ko métier joxe nañ ci ay firnde ma rang su ma moroom rang keneen rang ñu làbbali ma ne càll bi fukki at tey jàngalekat boo ci affecté ba demee càll bi ne la un an dama bëgg a ñibbisi dama bëgg a ñibbisi yow nga def fukki at ci ma fukki at ak benn soog a ñëw fay bor ci école tànk bi ma commencé jàng jàngale fa dégg nga dem jàngale école Clémenceau jóge fa dem école Amadou Ndoye am fa ñaar fukki at ak ñeent ñi ma jàngal ci ay magistrat ki dama la dégg ingénieur rek xaw ma naka la ñu toll xam nga lan lañ ci am koy ki dagal rek monsieur ma ne bon su ma nag ci loolu nekk yow nga ne waaye datay bopp kii kan la ci gars yi nga ne qu'est-ce que tu deviendras nga ne mu ne ma sa papa ak sa yaay yaa ngi leen di toppatoo ma seule question envers ses élèves mooy sa papa ak sa yaa ngi leen di toppatoo nga ne ma ne bon va au diable très bien mu jeex booba métier jàngale métier la woon boo xam ne dañ ko doon def pour mën dimbale xale yi ñu am jàpp te am na fu mu sooxee syllabaire laa jànge lu tax nga insisté si syllabaire yow moom laa jànge lu tax non da nga ci insisté trop li tax ma jàng ci waaw mooy ci laa jëkk dale waaw ci laa it jànge làkk beneen tubaab boo xam ne bu dëggu la bokk la gi fi jaar dafa gën a dëgër jàngukaayu léegi dafa gën a dëgër bokkuñu ñi ci jaar ñëpp ñi ku ci làkk sa phrase boo ko bindee kenn du ci yokk ak sans bañ moom syllabaire
ci armée bi ndax noonu ngeen daan demee par conviction wala dañ ko naan métier ngeen ko defoon. mais avant l'armée aussi j'ai été élève. ok waaw te nag ñoom li ñuy wax ci enseignement dañ ma yëngal ci lu bare bare. waaw. ñi ngi ma yëngal ci enseignant yu jëkk yi. alors leur comportement surtout. parce que bu jëkk ba bu la un instituteur rombé nga xam ni kii c'est un instituteur. te ñoom satisfaction bi ñu amoon mooy seen élève bu réussir. moo tax en passant Mamadou Dia. nekkoon candidat à la présidence. maag moom ñoo bokkoon ci benn école à l'école Soumbédioune. il fut ensuite diplomate. en Arabie Saoudite. Nous au temps boobu on disait Dia Mamadou Mbaye Ara. Songe Diouf Songe yu demee noonu. Ara Mbaye. voilà Ara Mbaye waaw. kii effectivement. maître Ara Mbaye. à l'école Médina. maa ngi dajeeg moom barka démb c'est rek. mon homonyme. maa ngi dajeeg moom. Voilà. xam nga moom dafa marqué. Ara dafa marqué empreinte am ci école Médine. très bien. boo daan football le dimanche soir sax bu paa bi Ara Mbaye rek match bi tas na. tellement que ñëpp a ko bàyyi woon xel. léegi léegi Dia Mamadou boobu. barka dem maa ngi dajeeg moom di. Dia Mamadou boobu di def livre am sur la diplomatie sénégalaise. ban envergure la am invité sunu ancien instituteur bi nga xam ne moo ñu doon jàngal. Dari Abdoulaye. qui a été dans les mouvements sportifs. de football. mais koroog nous les anciens élèves. dañu doon jooy. je me rappelle un promotionnaire bu ñuy wax Soumaré Seydou ak moom ak beneen copain ñoo taxaw ni ma mais yow Ara comme poète nga léegi. te on dit retour à l'école. nañu dem à l'école Soumbédioune. ñu dem à l'école Soumbédioune ba ma toogee rek l'inspiration est venue et j'ai dit la vieille école. jamais je n'oublierai la vieille école. à chacun de mes voyages je viendrai d'y faire un pieux pèlerinage. dans la paix qui enveloppe la grande cour devenue silencieuse où les oiseaux chantent, je me rappelle des années d'autrefois. Mes maîtres tombés de vieillesse, quelques camarades disparus prématurément. Alors je me dis avec mélancolie que derrière chacune de ces portes closes dort un peu de mon passé. mais gis nga école Soumbédioune bu ñu masaan toog ba dóor cloche bi. Seck Mangone génn avec son costume. taxaw tous les gestes sont sur place. nga xam ne boobu. alors c'était très bien. très bien école démb professeur. waaw école démb ba ci xam nga ci indépendance ngay wax même loolu ci élèves yi. mais ñun c'était une fierté extrême. d'abord dañ ne doon sélectionner. ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem défilé. dans les écoles. dañ leen doon sélectionner. ñoom ñoo war a défilé. au mois d'octobre yaa ngi ñafe pour 4 avril. nga bokk ci ñu ñu sélectionner. tableau d'honneur bi. da ngay bokk ci ñuy sélectionné parce que say performance boo paree dañ doon jël benn détachement armé boobu man maay jàngee Ziguinchor. école bi ça s'appelle l'école camp militaire dañu doon détaché ak la section musique de l'armée fanfare bi ñooñu ci pendant 2 mois di ñu jàngal affaire yi ñu war répéter le jour du 4 avril mu nekk un événement xool émotion boobu mais léegi 4 avril ba xale yi sa ndaw si luy 4 avril lañ lay wax dañuy ñëw taal télé bi yër gars yi dañ par ñu ngi défilé alors que c'est-à-dire que boobu xam nga li muy jàngale sentiment national patriotique c'est vrai moo fi amoon te moom moo fi jeex maanaam héritage séngorien loolu mu tabaxoon déjà def ko ci dënnu xale yi à partir de l'école dafa disparaître complètement jël nga def boon def reportage ñi buñ demoon ci école yi il serait scandalisé de voir que duñ gis ñetti élèves sur 100 yu lay taril hymne national nañ ko jéem ci 4 avril bi ñu xool amul munuñ tari hymne national alors que ñun loolu waa ji cravache bi la doon yor taxaw loolu moom bokkul ci li muy lam la loolu dul man ay jaga da nga koy tari ba mu jeex tàkk jërëjëf donc ça veut dire que Sénégal tey dafa tas 1000 Sénégal fii ñu toll nii waaw parce que indépendance ngay wax il faut que ñu xam ne ñun benn urgence lañu am mooy redevenir la nation qu'on était qu'on n'aurait jamais dû cesser d'être à la Ngagne parce que mag ñi ñoom ñoo ko fi tabax mais fi mu toll nii 1000 Sénégal moo fi am boo déggee man la 1000 Sénégal moo fi am on s'identifie plus à quoi à son quartier on s'identifie plus à son terroir on s'identifie plus à une équipe on s'identifie plus ku ci nekk man waa fii la man waa fii la man waa fee la la ñu dajale woon tas nañ ko ay intérêt ak ay jaxasoo tax na ñu tasaare bàyyi njaga lu ko war a tabaxaat ci gàttal li ko war a lu ñu yaakaar ne li ñu yaakaar ne moo ko war a mun tabaxaat mooy ne kenn ku nekk ci douche bi ngay sangoo kenn ku nekk am nga salle de bain léegi am nga seetu bu ci nekk
nga seetu xool sa bopp. ku ne war naa xoolaat boppam. bu kenn ku nekk xool sa bopp ci biir seetu di nga xam fi nga war a jëm fan la. Senghor a été le père de la nation. Il l'a dit. Nous l'avons confirmé ensemble. Abdou Diouf a été le frère de la nation. le frère le frère de la nation. dafa ànd ak moom parce que felo ko fekk. 62 metti woon na. on n'y revient pas. Abdoulaye Wade suñu pape. allait être un excellent père de la nation. mais la situation du pays a fait que li ci atam ak li ci xelam. la mu ci yéene woon àggu. waaw du ko mën a doxal. Macky Sall mi fi nekk léegi. il est le fils de la nation. kon moo war a jëli ci. ba Macky moom la yàlla delloo nguur. yàlla na ko yàlla jàppale. amiin mais am réew. diisoo ak yëgoo. daf ci baax. li sa waay wax sànq ci lay jëkk. ñun bi ñu dugg école. en 49 fekk na ma dal jàng alxuraan 1947. bi may jàng alxuraan 1947 ci kër Sëñ Aji Juwan. Alaaji Rawaan Mbay maa ngi koy delloo njukkal ñi ma jàngal ci la bokk. Rawaan n'est pas professeur agrégé de. Rawaan Mbay est un ouvrier spécialisé. Rawaan Mbay ouvrier spécialisé électricien automobile monteur dépanneur. xam ne deng-dix bu paan xam ne induit bu yàqu. xam ne bobine bu lakk. fii la jaare di boo xayteen di jàngi mais ni mu demee université kenn jàngalu ko mu jàngal boppam jokkoo ak li texte yi wax ba ramassé ci ay diplôme bay rawan Alaaji Rawan lan mooy programme université seen kër baraderie frère ba ñu xëy jox ko institut islamique voilà un exemple man ak suma morom ma dugg école ma jàngal Alxuraan d'abord ci daara ji di dem jàngi école dëkk ci daara ji pendant 31 ans ci biir daara ji biir daara ji aji joo ma jàngal Cerno yoroo ko Cerno Yari Njaay moo ne yaayam ca bar ñi jóge na fi Alaaji Rawaan Mbay Sëriñ Ngaale Jaañ dañu boole woon les deux xam nga lu ko waraloon dañu amoon papa suma papa moo ëppoon kii ci jëmm pare gën ko gudd da daan dóore 4-50 yoon boo xam ne bu ñu ma daan dóor kenn du wàtte su ma sumee suma gannaaw wala médaille yi ci nekk mu tappal ma ko kenn defu ko ci mooy yar gi mooy yar gi médaille yi mooy yar gi mooy yar gi léegi nag voilà koo yar mën na la looy laal di suma doom waaw maître bi ci école ba waxee ma ne xale bi kenn du ko laal yaay yi ci kër gi kenn du laal suma doom léegi ñu am benn situation boo xam ne mon entreprise mes employés mon villa ou ma villa ma voiture mon chien mon chauffeur mon planton moo rek possessif rek mon ma boole ko nag di làkk ñaari tubaab je ak j'ai da nga xam ne kër gi bu fekkente ne léegi monsieur ak madame kese ci kër gi la monsieur yi cotiser madame di cotiser boo waxee doo si moom ne lan da ngay def may def fa xale di yaroo li yaroon ci kër yi bu njëkkoon da ngay yar xale ci kër gi di ko jubbanti di jojjanti ba léegi amatul autorité moo jeex foofu jeex na foofu l'enfant ne distingue plus il faut ñu delluwaat ci loolu jërëjëf ñu ngi ci waxtaanu indépendance li tax ñu jëli démb bëgg ko indi tey mooy xale yi jànge ci luñ ci war a jànge mooy jom fulla fayda ak njàmbaar waaye nag ci biir waxtaan wi gis ngeen ñu dugg ci affaire éducation jàngale ak ni nga xam ne moom la ñu sosee nation Sénégal ni ko président Senghor ca njëlbéen ba xam ne bu deful brassage indi fi loolu ñuy wax kal pour ñu bañ a seexlunte parce que loolu pour bañ a seexlu sa morom la indi kal et toutes les régions buy former gouvernement toutes les régions étaient représentées ouais ci biir gouvernement bi toute démocratie il tenait équilibre toutes les régions étaient représentées du ay considération politique moo tax moom la ministre ñëpp régions yëpp ay séddu kon li tax léegi loolu bokk na ci la ko toj Baye Ndiaga professeur Ara waaw parce que Songe li mu wax dañuy wax ni réew mi y a des intelligences yoo xam ne dañ leen wul ubbil porte dafa mel ni mag ñi dañ leen écarté kenn waxul ak ñoom
waaw mag ñi dañu war a wax ak ñoom. waaw kenn waxul ak borom xam-xam yooyu ci réew mi. voilà da ngay gis koo xam ni ma nga toog ci ruqam mais bu waxee nga xam ni kii yàlla may na ko xam-xam. bi mu waxee léegi ci hymne national suma yaram dafa daw. xoolal équipe nationale du Sénégal bi muy football ak France. coupe du monde. France jóge fa jël coupe du monde. nga xam ni on ne donnait aucune chance au Sénégal. bi ko Sénégal gagné ba ñuy rëkk hymne national bi. mais xoolal bi ñuy waxee pincez tous vos koras ba ñu yegsi ci au Sénégal debout bu ñu ci dugaloon ñaani bañ na. mais kon dañuy gis ni deretu nit ñi di dawee. parce que la France c'est la Marseillaise. mais comme dañuy réviser constitution nag. Senghor est le père de la nation. mais ñaani bañ na. mën na am fuñ ko ci dugal. non mu ngi ci. mu ngi ci. très bien monsieur. mu ngi ci c'est dañ ko bon jàngalewul. ñaani bañ na. fuñ ko war a xamee ci biir. ah ci hymne fuñ ci ko war ñaani hymne national. waaw xam nga dafa bind moog Hubert Pépère. moom moo defoon musique bi. équipe musicalité texte bi. dafa amoon partie wolof. li mu bind nii en français. waaw mais demal fu la neex ñu jox la texte intégral ñaani bañ naa couplet. waaw mu nga ca. malheureusement. on l'enseignait on l'enseigne plus. très bien. mais xam nga foofu ñu xool bi Sénégalais yi gagné di way pincez tous vos koras ba yegg si ci ni au Sénégal ñu dugal ñaani bañ naa ñu jël seen loxo ndeyjoor. waaw Sénégal yëpp ñooy jógandoo. waaw jël seen loxo teg ko ci seen xol. même kay jaay gerte. l'analphabète. dégg ñaani bañ naa. parce que ñaani nag c'est le sens du refus. pourquoi la France di wax la Marseillaise te waxul la Nantaise. mais ñaani bañ naa fenêtre la boo xam ne mën nañ ko dugal ci hymne bi. mu nga ca biir de gars yi dañ ko jàngalul dañ ko. ah kon nag loolu débat kon nag. loolu beneen waxtaan la. réappropriation bi mooy suñu problème même hymne bi. mais fañ ko yem loo noonu. foofu mais hymne boo demee bu ci biir sëñ Ara dafa neex dafa xóot ci kaddu yu Senghor yëkkati. Nous sommes comme les grands palmiers verts, nos ancêtres depuis les tendresses noires ont brûlé destin. waay. yaa ngi dégg ñaani bañ na. waaw ñaani bañ na xam nga foofu ñaar. mbokk yi jërëjëf. xale yi kooku tere lool du ko du ko dañ leen ko jàngalul. dañ leen ko jàngalul. parce que ña leen di jàngal. waaw ñii. dama leen encore il faut nga jàpp loolu. bu njëkk. bala ngay jàngale ji. c'était la crème la ñuy tonni ne yéen dem leen jàngale ji. la bëgg nga dégg. dañ leen daan tànn. la crème ñi ak ñi nekk premier ci concours yi. dañu leen naan dem leen jàngale ji. dem leen jàngale ji. ñeneen ñi dem leen defi leneen. waaw méngale ko ak tey nga gis situation yi. tabaxaat dafa weesu. mbala dañu tële. mbala dañ ko mënatul. dañoo réer. ah wolof nee na day. xam nga dama dégg wolof naan. ku xamul foo jëm dellu fa nga jóge ma ne ko boo gëlëmul. waaw nga dëgg. waaw boo gëlëmul mën ngaa dellu. waaye xam nga fa nga jóge. waaw boo gëlëmul. non bu fekkee ah ba nga xam nga fa nga jóge waaw. xam nga fa nga jóge gars yi day xamuñ fa ñu jóge. yaa ngi dellu fa nga jóge. waaw fa ñu jóge xale yi xam nañu. voilà waaw déedéet. heureusement nañ gudd fan ni mel nii. wallaay wallaay ku mel ni Baye Ndiaga ñu koy ñaanal yàlla. waaw jaxare mbokk yi ci indépendance la ñuy waxtaan ba léegi. indi démb boole koog tey ngir xale yi tamit mën a dellu si waat. soriwuñ sax gaa waaye professeur Ara dafa am lu mu wax. réew mi ñi war a wax dafa am ñu war a ñëw am ñu war a jëli dafa am ñoo xam ne dañ leen war a jëli ndax la ñu làmboo tax mënuñu ko traîner di ñëw dañ leen war a jëli. am réew dañ daan toog ba guddi dem seeti mag ñi balaa fajar am réew dañ daan yónnee ci mag ñi guddi balaay fajar. ndax am réew guddi lañ koy tabax guddi la ñuy wax ak mag ñi am ñu seeti am na ñoo xam ne nag waruñoo xam sax nit diw ñëwoon na fi réew mi dafa naan noonu la war a doxee. Baye Ndiaga. xam nga noonu li mu war a doxee daf ci am ay exemple lu ci am. Le premier gouvernement du Sénégal décret 37-38 du 20 mai 57. signé par Roger Pierre Lamy maa ngi wax tubaab bi léegi. Décret 37-38 du 20 mai 1957 signé par Roger Pierre Lamy. fukk la ñu woon fukk. Badou Mbengue ci la bokkoon. Aliou Badara Mbengue. Badara Mbengue. Pierre Edouard Kall ci la bokkoon. Edouard Diatta. Baye Bruno. Makhtar Mbow ci la bokkoon. Amadou Makhtar mi. benn yàlla guddal fanam. André Pétavin ci la bokkoon. Léon Boissier Palin ci la bokkoon. 5 yi gis na ko xale yi seet dinañ ko gis dama koy tënk. waaw fukk. bi ci des mooy
Boubacar Gueye yàgg maar. moog Lamine Gueye ñoo bokk bay. seen ñaari bay bokk ndey ak bay. dañ ko nommé avocat. dañ ko nommé ministre de l'éducation nationale. mu ne Senghor mënuma ko jël parce que jànguma ko. Ngor. du ma nekk éducation nationale parce que xawuma ko. loo mënul. mënuma ko ma bàyyi. waxal benn. benn. yaa ngi dëkk Kaolack. Jaraaf Diouf. ingénieur. DTP. biñ ko jëkkee fal mi d'état public habitat urbanisme. mook Senghor dañu réeroo. mu démissionné. Babacar Ba. jox nañ ko affaire étrangère mu ne du ma référence. mu bàyyi ko fa. mu bàyyi ko fa. Lamine Diack. jox nañ ko promotion humaine. mu ne Senghor la xawma ko bàyyi ma dellu France. bàyyi ma dellu impôt et domaine. mu ne mënuma ko. mënuma ko. dellu impôt et domaine conservation foncière. lan laa bëgg a wax foofu. waaw. ku ñu fi jox loo mënul. nangaam ngori ni mënuma ko. mais del ministère boo xam ne. yaa ngi sukkandiku ci ay directeur de cabinet ak ay conseil technique tu n'iras pas loin. c'est comme am réew. am réew nii lay tëddee. man xam nga bokkatuma non partant la yoruma ay xeer di sànni. mais réew mi ñëw ko bokk. parce que lu fi jekk rek. suñuy doom ak suñuy sët ñoo koy jëriñoo. li ñu war a def kay xanaa mooy. ñaan yàlla xol yi dal. rabbi israh li sadri wa yassir li amri. buñ koy ñaan dañuy ñaan yàlla pour xol yi dal. bëpp mu boof. amiin jërëjëf. su boobaa nag. déggoo dina am. diisoo dina am waxtaan dina am. kenn ko am loo mën rek nga ñëw ne ba nga bëgg naa ci bokk. parce que bul fàttali ni Mawlaay Abdul Aziz Al Amin. le code de la famille. biñ ko jëkkee defar am ñu bari ñëw duñ ko signé ba ñu dàq leen ci assemblée. ba ñu koy révisé waat moo ko Assane Bassirou Diouf yàlla na ko yàlla yërëm. dañuy dem benn code bi li ci baaxul nañ ko ci gën a jubbante ko te kenn falu leen woon. déedéet. pourquoi pas cela. enfin. jërëjëf mbokk yi ñu ngi ci cappaandawu émission bi. defe naa lu bari dégg ngeen ko ci démb. ci ngor ci jom ba ci nomination yi nga xam ne tey yaakaar naa ne sax dañ lay nommé dara nga cay jàng. te nga yor responsabilité yu mag. nit ñay xaar. njariñu loolu. ndekete li koy yéexal. mooy la nga cay jàng. ku ñu jox loo mënul delloo ko. amal ngoru delloo ko. neel kala ko def seetal leneen. moom lay joxe exemple yi ay mag yoo xam ne joxoon nañ leen fi sax ay ministère waaye bi ñu ñëwee dañu ne mënuñu ko. jox ma li ma man la nga mën nag bu dee keneen a ko man ma dellu ca la ma nekkoon. loolu mooy ngor mooy jom mooy fula mooy fedde Sénégal a ngoog nag. ci waxtaan lañ ko tabaxe woon. président Senghor daanaa dégg mu ne Sénégal dëkku dialogue la. te dëgg la dëkku dialogue la nii ni ñu waxee ni ñu ko décrire génn ko moom. nitu dialogue la woon. dialogue nag mooy waxtaan. réew mi léegi dañuy woote waxtaan ñu bañ. ñii ne duñu ñëw. attention waxtaan as gor dund gor mooy. waxtaan waaw mooy dundal gor. waaw. gor waxtaanu koy dundal. képp kuy bañ waxtaan. attention xoolaatal sa bopp. professeur looy tëjee. waaw li nga wax léegi li koy firnde la mooy Senghor ci boppam xam nga da nga ne Senghor dafa doon wax ne Sénégal dëkku dialogue. mais lu tax Senghor nekk président de la République. Sénégal nekk dëkku dialogue moo tax moom muy nekk l'abbé. 90% de musulmans. mu nekk président de la République ba pare ay kilifa diine. ngemb ko ànd ak moom muy seen xarit. waaw loolu moom mooy firndeel. ne am na héritage boo xam ne ak njàngale moo xam ne. buñ teew jàpp sukkandikoo suñuy problème dafay réglé. gis nga jotuñ sori ci économie bi. boo gisee fitna yi ñu am yëpp. ñii dañoo rëdd. problème mu développement fi mu nekk nii. gars yi suñu maam yi réglé nañ ko bu yàgg. xam nga nañ ko réglé. boo ñëwee ci sëñ Saliou neen la xel koom. boo ñëwee ca Dabaax toolam yi nekk Jaksaaw. nga dem Limaamu Laay noonu. ñoom ñëpp nee nañ la suuf sii. moom ngay béy. meññ li nga xam ne moom ngay dundee. saw askan naat nga suqaliku. waaye lu tax duñ ko dooleel lu tax duñ ko dëggal. ngay jégaani ay plan ay organisation yoo xam ne ñu ngi ko xalaatee bitim réew. bugg la ko parachutel te yow nga am ñoo xam ne ci wàllu wëpp. muy ca l'école muy ca santé muy ca koom économie bind nañ teg la ne la yoon waa ngi nii waaye lu tax duñ ko delloosi véritable indépendance ngañ mooy école bi moo koy tabax
te école bi mënul tabax indépendance bi tant que nekkul école sénégalais on n'a pas d'école sénégalaise elle n'est sénégalaise que par la nationalité de ses acteurs waaye ay programme am la muy def ca jeexital ca xale ya ce n'est pas du tout sénégalais kon la véritable indépendance elle sera intellectuelle et ne pourra être construite que dans l'école. jërëjëf professeur Ara looy tàggoo. Serigne Ngagne da nga wax léegi ci woote. ku ñu woote war nga ñëw. suma baay El Hadj Cheikh Mbaye Mbend di afisu alxuraan. dafa ni boo dee fa sax fowal ci dëgg. ñu ni ko lu tax mu ni boo ñëgee téye ci. boo ñëgee tey ci waaw. boo dee woote nag te bëgguñu wuyu la na nga wax nit ñi ci yenn condition nga leen woo. kaay leen ñu waxtaan. waxtaan ci lii waxtaan ci lii waxtaan ci lii. tënk ko buñ ko d'accordé nag ku ci ne bu ñu bañee nag ñu xam ni ñoom dañoo bañ a waxtaan. mais kaay leen ñu waxtaan da nga leen di da ngay wax nit ñi ci lu ñuy waxtaan. bii point la ñu xam nga yaa ngi taxaw ni ma man li nga ma soxlaa tey comme policier laa bu retraité. waaw def armée. li ma bindoon yëpp maa ngi ko bind ci sécurité. sécurité. moom laa xam mais booy woon nit ñi di leen waxtaan da nga leen di wax ci yan point ngay waxtaan ak ñoom. ba bu ñu toogee ku ci ne xam ni pare nañu point bii ñi ngi dugg ci beneen point bi mais am na yenn yoo xam ne nag bëgg a fooy nit lay niru. taa ñu waxtaan mu ne ci lan. loolu rek mooy problème bi. loolooy problème bi voilà lu ko mën a saafara. lu ko mooy être clair. mooy clair rek. am na point yoo xam ne jubóowu mañ ci woon ak yéen. waaw dama bëgg ñu waxtaan ci. bii point loo leen ci wax. ñu ni waaw soo ko ñëw toog waxtaan bu ci ne ñu toj comme ni nga commencé toj sa émission bi. da nga def introduction développement ñu ngi ci conclusion. jeex na Baye Ndiaga. dama am ñaar ñu may jël exemple. waaw yàlla na yàlla oyofal suuf ci seen kaw. kenn ki mu nga dëkkoon Casamance tudd Ibou Diallo. Sédhiou. ministre de la santé. biñ ko wàccee dafa dellu école il a repris la craie. di jàngale ji maa ngi ko fekk Fatick am 1964. booba le vieux Ibou Diouf le père de Madiène moo fa nekk maire. mu delluwaat ci CREI. ancien ministre qui retourne en classe jël CREI bi jàngale ji waat. le deuxième exemple. Babacar Sadikh Diouf mu nga dëkk Jaxaw Sine. dafa génn assemblée at mi ñuy podal gars yi moo doon kenn du podal Sine ci biir Sine. waaw Habib ci am problème. kenn du podal Sine. ci biir Sine. il a été un excellent élu boo xam ne ba mu ko waxee benn mandat la assemblée delluwaatul. yooyu ñaari exemple laa bëgg nit ñi xool ci. fii réew mi tëdd. inna allaha xalaqal insaanu bil muxtalafi wa yafxalu maa yashaau baynahum damay dëggal sa wax. Senghor jiite réew mi bokkuñu ak moom diine. Serigne Lamine Gueye. Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. Cheikh Tourate. Alaaji Abdoul Aziz. dem Makka gaay ne ko mais yéen naka ngeen mën sàggane ba catholique. di jiite réew mi. Lamine ne ko ala taxrifoo xanaa xamul leen ne anna laaha naka yàlla xalaqa dafa bind al insaan doomu aadama bil muxtalafi. Lamine na leen ko tontu. dañ ko tolloo yàlla xamul leen ne yàlla mooy bind doomu aadama ci naka la ko neexee. ba nepp nag boo def xalu nag mu def moom yàlla. maa yashaa'u lu ko neex moom. bay noonu ki seen biir. jërëjëf mbokk yi di leen gërëm di leen sant ITV di leen doon leen présenté émission bi nga xam ne ci bisu indépendance bi àndoon ceeg ay kilifa yu baax Baye Ndiaga Samb Baye Ara Mbaye ak professeur Songe ñoom ñëpp àndoon ceeg ñun ci waxtaan wi indil ñu lu bari ñu indi démb boole ko ëllëg xale yi mën cee jàng di ñaan yàlla doolu jàmm ci Sénégal président Macky Sall mi nga xam ne ci mandaam gii nga xam ne barka démb la prêter serment moom it ci li nga xam ne moom lay waatee moom la waatee ci la loolu tamit yàlla na ko ci yàlla dimbali. waaw yàlla na ko ci yàlla dimbali. ci li nga xam ne lii moom la diggee ak Sénégal. Sénégal nag wàccoo nañoo ko moom. ndax falaat nan ko. moom président Macky Sall. moo des ak Sénégal. waaye nag ci loolu. ki nga xam ne kii da nga wékk sa yaakaar ci moom it. yow na nga sàlloo muñ. waaye moom it nay baral. ndax kii xaar. léeg-léeg day tar léeg-léeg ci moom. jërë ngeen jëf loolu laa leen di tàggoo. di ko yóbbante réew mi jërë ngeen jëf.